acca jërë ngeen jëf mbokki Sénégal jërë ngeen jëf mbokki àdduna rawatina yéen ñiy suivre seen si biir Grand Théâtre TV ñu ngi leen nuyu di leen ziar baax a baax comme fi ñu leen daan nuyoo rek ci programme lamb ak jotaayu lamb ak ñi bokk ci lamba moo waral tey mu ñëw fi nga xamante ne bi mooy Bessiawo kii nag wër naa ko fu ne bokk am mu xaw a jafe mais tey maa ngi ko bett ci benn place muy Bessiawo ñu fas yéene waxtaan ak moom ci biir lamb ak tolluwaayu lamb ak ci dëkk bi muy Kona bu Lamsar dañ koy bàyyi mu nuyu ñi nga xam te ñoo ñuy suivre dañuy bàyyi xel ci Grand Théâtre TV su ko defee ñu dugg ci waxtaan bi Kona maa ngi lay ziar. waaw maam Thierno maa ngi lay delloo ziar di la bëggee di la sawdab daal di la jox sa wàccuwaay di rafetlu aussi liggéey bu rafet bi nga nekk di def ci milieu bi ñu nekk ndax du tey lañ xamante depuis rajo ba xam nga te chaque jour rek yaa ngi œuvrer pour lamb jëm kanam ñu ngi sant aussi Sénégal gépp ak internetu Grand Théâtre TV yëpp ak ñu ne ñu fay liggéey ak caméraman beeg ñëpp di sant Sénégal di bëggee Apix bi ma dëkk Tivaouane Peulh xam nga di bëggee sama écurie bi waa écurie Lamsar di ñaan yàlla mu ñu amee ay combat yàlla may ñu ndam. mais Kona en général ci biir lamb namm na ko ni nga ko gis mu tër xaftaanam bëre lan la problème dafa bàyyi bëre wala qu'est-ce qu'il y a. waaw non bàyyiwuma bëre nag quoi parce que lamb léegi xoolatuñu jàmbaar wala xoolatuñu kan moo dàq bëre wala kan moo entraîné wala kan moo toj mbapat bi léegi affaire leneen la quoi lamb léegi leneen la quoi léegi ñun bu ñu gisee loolu mu soof ñu nag xam nga moo tax ñu nekk suñu liggéey quoi tamit toppatuñu kenn parce que léegi combat nekkul da nga koy mérito nga am ko da nga ciy topp pour am ko te amatuñu temps boobu quoi wax dëgg yàlla moo tax ñu toog rek di xaar bu fekkee nit yi yëkkati nañ combat jox ñu dem bëre ji waaye nag du ñu doyee di mukk ngir am ko loolu rek moo ñu teree bëri mais du dara. mais actuellement nii fan yi ñu ngi lay dégg si yéen ni maanaam ay détails yu jëm ci association yu nekk ci biir milieu lamb ji lan la loo ñu ciy leeralal. waaw non loolu lu def waxulu ay di njàmbat fi ñu toll ne li xew mooy association des jeunes lutteurs donc te ba may leeral encore une fois sunu association des jeunes lutteurs philosophie la quoi nekkul quelque chose d'âge wala day am ay limites philosophie la mooy lan ñun ay jeunes lañ donc jeunesse bi donc mu ngi jeexee ci 35 ans nit ki fekk amoo 35 ans jeune nga et encore une fois même bu doon sax dañ ko utal limite milieu lamb amul limite parce que xamal moo tax philosophie la ndax ki nga xamante ne dem na nekk am 26 ans nekk roi des arènes nekkatul mbër mu ndaw mais jeune la tey su adhéré si association bi daf fii mën a nekk kon donc association des jeunes lutteurs encore une fois pour ñu koy utal ay limite amul limite maanaam philosophie la mooy comme am na ñu nekk ci kaw pour ñu mën a ràññeet ñu moo tax ñu ne on est des lutteurs qui sont jeunes ñun ñoo nekk si suuf donc loolu lañ ko te li tax ñu def ko aussi pour yokk làmb kese la waaw pour yokku làmb la donte nag doomu aadama matul te daanu bërëngu dajul suuf mais li tax ñuy yokku làmb mooy y a des manquements yoo xam ne ñu ngi koy gis te gisuñu ci saafara ñu ne ñun les acteurs principaux ñun ñu gën a suufee gis nañ ay jafe-jafe te gisuñu ñu ko war a saafaraal ñu ne comment on va faire pour s'organiser pour faire face à ces difficultés loolu kese la organisation bi rek ci lañ nekk nii mooy mbooloo mooy doole defe naa nag li ñu war a bañ li ñu war a dàq mooy ay nit yu xaajaloo mais ay nit yu essayé di ay jeunes di boole seen xel boole seen xalaat ngir développer ak kii secteur bi ñu nekk je pense que loolu lu ñu war a magnifier au lieu que ñu koy yàq wala ñu ciy wax bu ñaaw quoi. waaw tey dafa am ci association boobu kon muy bi nga xam te moom la Gris Bordeaux jiite mi association de lutteurs en activité ñu dem ba ci biir dégg ci ay détails yu sew ba nga génn ci association bi ñëw bokk ci ñi nga xam te ni mooy les jeunes lutteurs pourquoi loolu. waaw xam nga foofu moom sax dama si bëgg a soreete parce que ñun foofu association boobu li ñu fa jëlee expliqué ko encore une fois ñun génnuñu fa dañ ñu faa génnee. waaw dañ ñoo génnee li ñu naan crise de valeur ak discrimination moo fa am ak da ngay naan muut baa nga ne mottu donc ñun préféré wuñ nekk ne muut dañoo préféré wax ñu ne comme nanguwu leen def muut génn leen. ñu génn toog nañ 1 an et quelque sax waxuñu si defuñu dara mais ñu dégg suñu frère Onde le Fou xam nga ñu doon taxaw man ak Agogo mii di xool comment on va faire pour organiser une association comme ñun dàq nañ ñu fële ñu ne ñu jugee leen fi parce que ay xale ngeen waroo leen wax seen kàddu xeeb nañ ñu comment on va faire pour se faire entendre ñu dégg suñu frère Onde le Fou mu woote liñ doon bëgg a def exactement loolu la woote ñu ne mais waa faire leneen nañ dem ànd ko te ndax ku bëgg a foofu fanaan ak ku bëgg a ku la wéttali tëjal buntu bi leen boole Onde bi mu waxee loolu ñun ñëpp dañoo bàyyi lu ñu doon def dem ànd ak moom tey loolu moo jur lii ba tey ñu am association jiital mobile mu nekk suñu président kon donc je pense que ñun defar làmb rek moo ñu tax a jóg. association bi judd na mais coow dafa bëri trop ñu ne association bi amul sens muy juddu ndax comme bi fi nekk di fonctionner di Gris Bordeaux xale dañu war a ñëw boot seen ginnaaw pour affaire yi mën a dox jëm kanam. waaw xam nga jàmm du doy xam nga ñuy wax loolu man xaw ma lan lañ bëgg aussi tamit nee naa la ñun ñu xaajaloo woon moo waroon nekk problème mu nit ñi mais ñun ay jeunes la ñuy dajaloo di xool comment on va faire pour développer notre secteur loolu nekkul lu bon
ndax benn bu baax ku ne xam na ni da ngay am benn jabar bu baax sax nga dolli ci keneen muy bu baax nañ ñaan yàlla rek association bi liy mbébétam mu am ko mais du fekk nag far force nag wax dëgg yàlla da ngeen war a dem ànd ak ñëlee te ñun bañu ñu ànd ak ñoom mais ñoom ñoo ñu beddi il faut que ñu dégg li ñuy wax ñun dañ ñoo beddi dañ ñoo génnee non beddi bi comme nan la parce que buñu génnee Kona taxul ñu génne Onde le Fou wala keneen ak keneen waaw xam nga li ma lay wax mooy déggoo li ma la wax au départ dama ne la dañ fa nekk doon xeex di combattre ba des ay décision jot ñu ngay gis ay injustice ñu wax ko ñu ne leen du ngeen ko fi waxee ñun da ngeen di mën a noppi baa ñu génnee leen ñii dañ leen poussé à la sortie ñii dañ leen génnee man nag poussé wuñ ma à la sortie parce que dama ne man du ma gedd du ma daw damaa xeex ba heure bii tey damay dégg ñu naan lu wax tooguñu foofu ñu xeex mais ñun dañu xeex ba ñu génnee ñu fa te bi ñu génnee toog nañ 1 an et demi di xaar médiation ñu ne ñu dem leen seen yoon soxlawuñ leen mais ñun tamit ñu jug ba dem taxawal lii ba mu commencé am importance ñu bëgg ñu yóbbu ñu bëgg ñu delluwaat en arrière naan woo da ngeen waroon waxtaan te ñun ñooñu di ñu ko wax yëpp bi problème yi am ñu ngi fi woon ñu ngi gis problème yi te saafara wuñ ko comprendre nga fu mais sénégalais moo am benn hypocrisie boo xam ne yow doo ko comprendre injustice bi mu ñuy dal ñi ko fekkee ñooy génnaat ci télé bi naan non booy waruñu woon jugee fële dañu waroon toog waxtaan ak seen mag te ñun dem nañ sax bay def médiation wàcce suñu bopp ngir lan pour revenir à la raison ñi nga xam ne ñoo nekk ci bureau boobu pour ñu xam ni ñeexu mbooloo moo koy tuur ñu ne ñu am ngeen droit dem def seen bureau parallèle am ngeen droit def seen association ñu toog 1 an et demi laax di xaar médiation gisuma kenn ñiy wax ci télé bi nii yëpp gisuma ci ku ci jug dox ci tànk jàmm léegi ba ñun ñu sos suñu association ba àdduna bi opinion nationale et internationale di ñu commencé bàyyi xel ñu ne pourquoi léegi dem leen ngeen topp seen ginnaaw mais lan mooy loolu donc il faut que ñu respectante aussi ñu xam ni nit ñi seen bopp yi du suusu nangu ba loo ci ji mu sax nit ñi dañuy xalaat ay jeunes lañ et on est très ambitieux lu tax ñu booloo nekk benn pour défendre l'intérêt de la lutte et lépp aussi luy infecté askan wi dinañ ci jóg wax ci parce que on est des citoyens avant tout dañ tëjoon benn cadre quoi soo waxee sax ñu ne non yow mbër nga waroo wax si doxalinu réew mi mais loolu c'est pas réfléchi ñun on est des porteurs de voix ay nit di ñu lu ñu am askan wi ñoo ñu ko defal kon ñun war nañu mën a wax pour le bien-être de la cité mais da ngay bëgg a wax sax ñu naan la non yow mbër nga waroo wax si lii wala non mais nañ bàyyi loolu quoi il faut qu'on arrête quoi bu ñu bëggee Sénégal développé ñun ndaw ñi Rwanda ngi nii 2000 ci guerre la nekkoon tey il fait partie les pays yi nga xam ne ay exemple lañ dans le monde sax laay wax tey Rwanda ku ne xam ne Omar Pène bi mu leen wéyal ne ñu ngi ci guerre bi 2000 ñu ngi woon ci guerre tey jii exemple lañ au niveau national et international exemple lañ au niveau d'Afrique et au plateau international tey ñun Sénégal ñu ngi ne les 25 pays les plus pauvres du monde te 1960 ba léegi la ñu am indépendance bi ñuy am indépendance ba heure bii Rwanda moom mu ngi woon ci guerre ba 2000 lay doog am stabilité ñun ba tey Rwanda du ñu raw donc nañu xool lan moo tax Rwanda lan moo tax réewu Afrique yi ñun ñuy dellu ginnaaw nañu dooleel jeunesse bi aussi am fit am fulla am fayda jël seen destin en main c'est très important waaw ñu bañ a tamit xeex benn secteur rek bàyyi benn secteur parce que waa làmb rek suñ jugee xeex ñu bàyyi waa éducation bi wala ñu bàyyi étudiants yi non la jeunesse sénégalaise ñoo war a jug pour une seule cause mooy jug ngir xeex pour le bien-être de la cité parce que damay dégg ñu naan diw day politique Thierno ñu ngi daw suñuy responsabilité Thierno man du ma nekk mbër man Thierno ñu bëgg ma tëj ne ma ci làmb rek nga war a wax te man may jeune te pourtant nag étudiant bi bu ko neexee mu wax ci lépp mais man comme mbër laa man noonu daa yem ci làmb nekk dëkk démocratie ñu tëj ma ne ma man waruma wax si su ma waxee sax vraiment diw def na lu baax de ñu ne day politique ba mu tax la yow ñemetoo sax wax li nga xam ne mooy jëmale si société bi kanam ñun duñu ay complexé ñun bu ñu gisee lu dox ci société bi dinañ ko wax bu ñu gisee lu doxul dañ koy dénoncer parce que dañoo bokk ci askan bi on est des sénégalais nationalité sénégalais moo nekk suñu tur li nekk si Macky Sall moo nekk suñu tur kon suñu gisee lu dox dañ koy wax mais suñu gisee lu doxul léegi nag dañu bëgg a tënk ñu ne non politique baaxul politique c'est l'art de bien gérer la cité Thierno li ngay def nii politique la parce que yaa ngi organiser wu ngir bëgg a développer secteur bi nga nekk di développer sa bopp politique la politique mooy lan nga xool li nga xam ne la ñëpp bokk nga ñoŋal ko à sa vrai sens du mot léegi nag ñi ko nit ñi di defee ni mu bonee moo tax ñu bëri dañuy daw sax ñu ne leen politicien ngeen man ragaluma loolu bu dee kàddu yi may wax da ngeen jàpp ni kuy politique la merci beaucoup politique c'est l'art de bien gérer la cité cité bi nu ma ko gisee su baaxee dinaa ko wax su bonee am ay lu ñu war a réclamer sama kàddu jote ko dinaa ko wax ngir le bien-être de tous mais gars yi nañ Kona waxam dafa xaw a mel kuy arnaqué wala kuy xaw a def loo xam te ne loolu arnaqué j'ai pas compris comme maanaam wax ji dafa xaw a sadique quoi c'est-à-dire dafa egg ci xol trop parce que langage bi ngay waxee ak ni nga koy waxee dafa mel dafa am benn genre ranking bu am si état yi ngay wax ci ñi ngay waxal quoi. waaw mais on est moom c'est le pays qui va mal mon frère.
c'est le pays qui va mal nous tous dañu bokk ci société bi. am yaay am papa di dund li société bi di dund ñuy ay jeunes. tollu ci tekki système bi mayuñu pour ñu tekki tollu ci faj gàcce système bi tënk ko tollu ci war a faj di dugg ci ay gaal di dee ci géej gi mais ñun suñu xol bu neexee xanaa ay mala lañ ko. effectivement sama xol neexul parce que li may gis ci sama société neexuma su ma sañoon déggoo may jël exemple ci Rwanda léegi su ma sañoon ñu mel ni Rwanda ñu am président bu mel ni Paul Kagame di jël exemple yu baax ci réew yu mag yi tey man loolu laa doon fier loolu laa doon ñaan kon sama discours il faut ñu gis ci li nga xam ne mooy sama dund. kon yow bu ma la déggee maanaam say njiit maanaam dese nga ànd ñoom à 100%. si pourquoi pas. waaw mais xam nga tey Boy Faye tey nettali na lu daw yaram. waaw ci lutte simple bi ak ñu teewlee dëkk bi. ñoom dañuy dem au niveau national et international di défendre le couleur nationale. Boy Faye nee na dañuy wàcce sa xolal ñoom ñooy jël ay taxes yu leen yóbbu seen kër te ñoom ñëpp médaille d'or lañ indil Sénégal. Comment je peux être fier de ça comment je peux être fier benn Sénégalais bi am doole yàlla mënoon ko xiir ci lu ne mu nekk di sport ñaanul dara état am lu dul mu teg ko ci ay conditions yu mu defee sport boobu ñu xañ ko ba pare ne ko na sa xol na neex. mu gis ay ñu mu moroomanteel ci yeneen i dëkk mu ëpp leen ay capacité ñooñu ëpp ko ay moyens ndax seen état ni mu leen téewee léegi loolu sama xol nan la mën a neexee si loolu. Boy Faye ñaata médaille d'or la indil Sénégal Reug Reug ñaata médaille et cetera tey bi muy wax li ñuy dund sama ronga ñi da doon génn te dañuy am ay blessures dañuy wàcc indi médaille yëpp pour ñu gis ministre tutelle sax mu féliciter leen problème na ay taxi la ñuy jël ñibbil seen bopp. waa léegi est-ce que loolu neex na ma wax tey Mamadou Kassé Diop. waaw Kassé mais ñaata at mu ngi ci chaise roulante te pourtant on pourrait l'éviter. léegi mu yàgg mu nekkoon jeune tey xoolal espoir u yaayam ak papaam ñi compté woon ci moom pour mu tekki ñooñu nan la ñuy def mu nekk bu ko xam ne dafa invalide tey di toog ci chaise roulante te ci biir sport bi nga xam ne mooy suñu sport national ci la ko dalee muy fay assurance di dagg licence tey ñu seetaan ko ba mu paralysé sama xol ndax mën naa neex ceer sama xol bu neexee ci man samay mbir di dox waaye sama yaram war naa daw ngir sama nawle yi nga xam ne ëppaleewu ma leen dale surtout ma leen ci dara te ñoom mënuñoo lijjanti 1000 francs bu ñu jox seen yaay ndax man war naa nekk ku égoïste ba nga xam ne du ma waxal ñooñu su fekkee su ma waxalee ñooñu seen jooy politicien la man je resterai un politicien durant toute ma vie mais dinaa dénoncer ce qui ne va pas dans ce pays dinaa ko wax jusqu'à ma dernière souffle dinaa ko wax jusqu'à l'extinction du soleil dinaa wax li nga xam ne doxul li dox nag su amee dinañ ko tàccu mais li doxul dañ koy dénoncer pour ñi ko war a def ñu def ko pour la jeunesse. am na solo actuellement naka nga gisee maanaam suñu njiit yi ñu jiite ci wàllum sport bi nekk muy milieu làmb ji ni muy doxee ak ñoom ni ñu ko yoree. làmb dafa fayir mission Thierno ñun ay solution lañu indil làmb nañ ñu déglu ñu bàyyi ñu xel ñu bañ a xool juddu yi te xool jikko yi dañu bañ a xool am yi xool mbubu yu rëy yi ñu xool xam-xam yi mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut Thierno ñun làmb milieu bi dañ ko war a assainir bu ñu bëggee ñu jariñu ci Thierno bu njëkk benn télé moo fi nekkoon benn rajo sport de chez nous wala boo amee combat grand combat bi rek la ñu wane te journal 20h nga koy xaar léegi am na plus de 1000 télé plus de 1000 promoteurs plus de 1000 te làmb mënul dox bàyyil xel suma la parce que dafa amoon qualité jamono boobu mais léegi quantité bi moo ëpp parce qu'on n'a pas assaini le milieu parce que bu njëkk ñi amoon amuru làmb rek ñoo doon ñëw ci làmb léegi nag dafa am business bi si nekk Thier day nekk ci commerçant mbiram doxul wala mu bëgg visibilité mu dem dagg licence su promoteur fexe ba taaba 300 000 wala 350 dem dagg licence promoteur fexe ba taaba benn 1 million jox yenn booyi ay billets booyi fay seen bopp mu ñëw tëgg làmb day business. su paree dem yoonam làmb intéressé wu ko. image la ci doon ut ak gis. su demee ba am ci visibilité moom mooy taxaw sax di xas làmb mais bu njëkk boo gisee mu am quantité parce que nit ñi amour lañ ci amoon. léegi ñan ñoo war a assainir milieu bi mooy les élites les dirigeants. moo tax maanaam il faut mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut Thier bu dee lii mooy politique je resterai un politicien bu dee di rappeler les élites ne leen lii moo doon seen devoir ci askan wi ci li ngeen di jiite lii moo si seen devoir su fekkee loolu mooy politique je resterai un politicien te chaque jour dinaay dénoncer li nga xam ne ñoom war nañ ko def te defuñu ko. Thier mbër tey ñun buñ ñu joxoon CNG ñun ñu doxal ko xam nga la moo tax assainir milieu bi laa nekk ñëw naa ci promoteurs yi. ne la du n'importe qui rek moo war a jóg war nañ def enquête de moralité ci yow. xam nga enquête de moralité war nañ def xool juridiquement ndax yow noo def ak yoon
war nañ la xool ci biir ak ci biti say moyens sa compte bancaire xool ndax yow mi tu es capable nga nekk promoteur parce que promoteur li ko gën a mën a élément fondamental bi mooy nga am xaalis nga am ay fonds tey ji bu fekkee ni yow promoteur bi yow amoo ay fonds tey mënuloo nekk promoteur kon tey war nañu assainir milieu bi ci côté boobu mooy def ay enquête de moralité ci promoteurs yi benn aussi war nañ def ay enquête de moralité si mbër yi Thier yow mi bu la neexoon tey suba nga dem ut visite médicale boo demee CNG dañ lay daggal licence xam nga loolu baax mais ci noonu nag lu war a dem ñu war a professionnaliser war mu jariñ ñi koy jariñoo mais dañ ko war a assainir tey war nañu def ay tournois régional comme ñu ne Fatick ren ñaari nit ñoo fa mën a am licence dañuy organiser tournoi bu mag bépp mbër bu bëgg a am licence dóor Dakar da ngay ñëw ci tournoi boobu final bi ak finaliste bi ak demi finaliste bi ñooy am licence d'office ñi ci des dañuy xaar déwén bu boobaa di nga réduire les nombres de licenciés te di nga am qualité aussi comprendre nga fu may waxee parce que tey nit ki mën na ñëw rek pour ku ko xam rek mu ñëw ne tey ji CNG ñun gis nañ mbër moo xam ne dafa ñëw ba ci làmb ji CNG ko daggal licence mu nekkate handicapé la mu ñëw ñu ne ko doo bëre yaa ngi koy rappelé waaw tam nekkoon dóoraat mais loolu yàlla na ko yàlla la mais loolu c'est déplorable moom Thier est-ce que un état sérieux un comité de gestion de la lutte comité de gestion de la lutte nga xam ne ñoom ñoo war a gérer làmb ji lépp lu ciy am ñoom ñoo seen responsabilité la nga daggal licence Thier koo xamante ne handicapé la na ma yàlla baal tey ci teg ci CNG yi dañ ne ku handicapé waroo bëre te yow yaa ko daggal licence mu ñëw ba ci làmb ji war a bëre si nga ne ko doo bëre parce que da ngaa handicapé arbitre bi moo ne ko doo bëre quelle injustice yow yaa ko daggal licence kon lu tax ba ngay koy daggal licence est-ce que def nga enquête de moralité ci moom kon donc loolu bokk na ci li yàq làmb mooy puis y a plus de 10 000 et quelques licenciés promoteurs yi matuñu 100 ku leen di tëgg CNG bi état subventionné wu ko ba mu mën a tëgg te CNG bi da lay daggaloo licence am na année boo xam ne dañ ne ku daggul licence ba janvier doo bëre te yow leer na la ni 100 personnes bu ñu daggee licence mënoo bëreloo 50 yi kon arnaque la parce que xaalis boobu di dugg moo la intéressé mais pour mbër yi bëre intéressé wu la parce que yow leer na la ne yow boo nee mbër yëpp ñëw leen licence mbër yi dañ doon jóge ay Fatick ay Niodior ay Fimela di ñëw di rang di fanaan CNG pour injustice boobu lan mooy loolu 21e siècle ngay toroxalee doomu aadama noonu fekk naa ay mbër ñu lalu ci buntu CNG di fa fanaan ngir dagg licence ndax dañ leen napp ne leen bu janvier yi jeexee dootoo leen am licence te yow ñooñu di dagg licence leer na la ne mënoo cee bëreloo 2% bi kon assainissement milieu làmb bokk na ci ñu xam kan la ñuy daggal licence ak kan lañ dun daggal licence mu am qualité nga xam ne dina réduire nombre de licenciés yi chaque année mu ngi mel ni ñuy am bac rek chaque année ñu ne ñi ñooy am bac ñooy dem université est-ce que n'importe qui moom mooy def université non léegi pourquoi léegi n'importe qui ku bëgg bu nekk mbër rek da ngay dem ut visite médicale ut xooma lan ak lan ñaari photo dem fay 6 000 xooma 15 000 ñu daggal licence loolu bokk na ci li rey làmb mooy y a plus de quantité loolu mooy waral nag utiliser bi di am mooy promoteurs yi dañuy utiliser mbër yi parce que bu fekkee ni demande bi moo ëpp offre bi maanaam yow demande bi tey offre bi moo war a ëpp demande bi mais demande bi su ëppee offre bi tey mu ngi mel ni tey yow ngay jaay dara mu lamb tey boo demoon géej léegi nga génnee yabooy bu bëri yabooy bi lamb mais da nga koy wanteer léegi nag mbër yi suñu ëppee ñi war a tëgg mais il suffit que dañ leen exploiter parce que tey yow denn li loo bañ sa morom da koy nangu kon donc man du ma xas benn promoteur ci lan moo tax ngay jox mbër bii CNG laay jox responsabilité bi. mais ndax nga gisee lu nouveau CNG bi muy Bira Sène ak ñi mu jiite. waaw si laa nekk nii nouveau CNG amu fi Bira Sène c'est la continuité de Alioune Sarr. Alioune Sarr fi nekkoon de nekkatu fi Bira Sène moo ñëw. non c'est la continuité de Alioune Sarr Thier. bu dee xam-xam la ñu loxo mi ngi ci biir. c'est la continuité maanaam ñun soxlawuñu bopp yi. système bi la ñuy changer te système bi ba tey mooy daw Matar Ba mooy xool ñu ko neex mu nommé leen. xooluñu ñoo xam ne làmb moo leen bëgg xoolu ñoo xam ne ñu ngi amal làmb njariñ ay xaritam ak ñi nga xam ne ay déggal nañ ko lay nommé ba ci biir làmb ñi ko neex lay nommé ñi nga xam ne neexuñu ko wala ñu ngi def benn discours de révolutionnaire dañ leen di zappé à la preuve ñun daaw ba ñuy xeex ba assise am ba CNG bi ñu changé ko Père Tafa Gueye ak ki nga xamante ne mooy kii dañ jël Tyson ak Yékini dugal leen ba ñoom ñoo dem ba gis fa loo xam ne jaaduwul ñoom ñoo geddal seen bopp Yékini moo mujj geddal boppam kon tey bu dee làmb moo leen tax a jóg duñ doxalee noonu dañuy xool ñi nga xamante ni des hommes qu'il faut à la place qu'il faut tey ji mbër yi nga jël Yékini ak Tyson nommé leen ne la yéen a représenté mbër yi te ñi lay représenté yaa leen di tànn jamono boobu laa jël def discours ne ministre bi on est à l'avance dañ ko raw lu bari parce que bu fekkee daf ñu bëgg a jiite ba pare moom ëpp ñu xalaat day metti tey ñii mu tànn ne ñoo ñu représenté ki lay représenté yaa koy signé yóbbu ko ne diw ak diw ñoo ñuy waxal ci sunu kàddu. mais nag làmb moo tollugul foo xamante ne bii comme gars yi dañuy def vote ni kat diw lañ bëgg a fal
lan moo waral tollu fa. moo waral nekk gu fa moo tax tollagul fa. lan moo ko waral yow selon toi. ah man delloo naa la question boobu ndax làmb tollagul foofu. handball lan la ñu ëppale. lu tax ñuy sous-estimer suñu bopp ñun monde làmb. ay basket yi nga xamante ne ni mënuñu am 5 personnes. ñun làmb mënuñu autonome ñun ñu gëm suñu bopp comme réewu Afrique yi rek ñu gëmee ni ñoom mënuñu développer ñun làmb noonu lañ gëmee ni mënuñu autonome ñun làmb xoolal lu ñuy gérer lu ñu tekki askan wi nu ñu bëggee làmb te ñun mënuñu autonome. mais est-ce que làmb xam na boppam xam cëram xam li ne ci ginnaaw. xam nga damay dégg ñu naan état bëggul làmb ñun soxlawuñ état mu bëgg làmb wala mu bëggul làmb il a une obligation de développer ce secteur. xam nga tey le problème a nekk ñu naan non état bëggul làmb loolu waxu sax man loolu bu ma déggee koy ay reetam ñun soxlawuñu mu bëgg làmb ak mu ñàkk bëgg làmb dañ koo fal jox ko l'argent contribuable pour mu développer secteur yëpp ci Sénégal. du xaalisam ma dégg ñu ne defar na leen arène nationale Macky Sall dafa génn ci xaalisam defal ñu arène nationale. 32 milliards. mais xam nga le problème a nekk naan non mais lan mooy lii. lan mooy lii Macky Sall génnewul ci poosam defal ñu arène nationale. coopération sénégalo-chinois la chinois yi ñëw defal ñu ko don. mais Macky Sall doon na ci diggante ba loolu am. waaw moom toogal fi mu toog rek gars yi ñëw ni ko dañuy defal. mais loolu mooy devoir am. nit bu defee devoir am dañ koy féliciter. mais nekkul que loo xam ne dañ ko war a taggee. devoir am déedéet. Sénégal xanaa xamoo ñun dañ ñoo raw jamonoy gelwaar yooyu ci lañ nekk ba tey. jërëjëf rek. nguur gi dañ ko fal. teg ko ci ay conditions yu extraordinaire. duñu fay ndox duñu fay courant seen essence seen gasoil seen lépp. ñun askan wi ñoo koy génnee tey TVA bi ñu lay dagg 18% bi ngay jënd ci potu meew. moom la ñu yore ministre yi ci lañ leen di fay moom la ñu yore état bi gouvernement bi ci lañ leen di defal lépp pour ñu doxal ñu suñu yónnante. kon ñoom tey suñu defaree dara dañ leen di tàccu mais du lu ñu war a ndamoo ba da leen di jaral sax ñu jël alal ju bëri financé waat ko ne dañ koy inauguré. maanaam yow nga def sa devoir ba pare ne woo leen ma ne kaay leen tàgg ma te loolu moo tax ñu teg la fi. te encore une fois loolu am na benn arnaque bu ci nekk mon frère. dañu taxaw ne 32 milliards lañ def ci arène bi. président Chine bi bu mu ñëwee arène nationale dafa ne dafa ñu koo may. léegi nañ ñu wax 32 milliards yooyu ana ñu 32 milliards au Sénégal ana 32 milliards yooyu. wala ñu dem tontu déclaré ba président Chine bi taxawee wax ñu ne ko waxoo dëgg mais dafa taxaw ne lii don la pour le peuple la République populaire de Chine moo ko may Sénégal. ñun ñëpp di ko dégg kon fi ma nekkoon ci ay idées yi ñuy indi ñun association des jeunes lutteurs ngir développer làmb mooy lan assainir milieu bi wax naa promoteurs yi nu ñuy def ba assainir ko wax naa ñun mbër yi ni ñuy def ba réduire nombre de licenciés yi chaque année gën a mën a réduire ñi nga xam ne ñooy am licence ngir mën a xam mbër yi nga xam ne ñooy am licence dañuy xam ne dinañ bëri à 50% suñ defee li ma la wax nii mbër yi am licence dinañ bëri chaque année à 50%. CNG bi aussi am ay fonds yoo xam ne day jóge ci état ñuy organiser ay làmb ndax képp ku ñu daggal licence ils ont l'obligation ñu jox ko combat. est-ce que comprendre fu may waxee kon donc dañu war di organiser ñoom ay làmb état war leen jox ay fonds ñu bàyyi aussi di victimiser wu naan état bëggul làmb état soxlawuñ mu bëgg làmb wala mu bañ ko il a une obligation pour développer secteur yëpp ci Sénégal te làmb ci la bokk te làmb dafa am budget boo xam dafa war a jóge ci état di ñëw ci ñun kon ñun loolu nañ ñu ko jox ñun soxlawuñ ñu ñëw seetaan si làmb soxlawuñ ñu bëgg ko ndax ku mu neex nga ni bëgguma football duñ la forcer te làmb ji muy dugal xaalis ci biir dëkk bi mais làmb li muy jugal xaalis da nga ko xam ñaata licenciés ñoo xam chaque année dañuy dagg 15000 ñuy renouveler daal di dagg 8000 ñuy dagg 5000 fonds bu extra promoteurs yi dañuy fay frais d'organisation promoteurs dañuy fay frais d'organisation dañuy ñëw fay ay taxes promoteurs yi dañuy dugal seen alal si làmb benn année mos naa ko wax ma ne promoteurs yi ñu bokk maanaam lafañ borom mi mbaam lay àndal ñun promoteurs yi waruñu noonoo ak ñun mbëri waruñu noonoo ak promoteurs yi nga xam ne moo tax xëy na nag nga dénoncé benn affaire ça ne veut pas dire que da ngaa dénoncé Thier da ngaa attaqué Thier déedéet attaqué woo Thier ñun dañoo dénoncé benn acte bi am si làmb képp koy def na ko bàyyi mu xam ne ñun seeni rek lañ nañ xool nan lañ ñuy àndandoo ñu développé làmb ñu buñ ne mbër bi promoteurs yi dañuy joxe billet rek promoteurs yëpp ne dañ leen attaqué déedéet ñun attaqué wuñ loolu acte bi lañ attaqué acte bi nga xamante ni moo ngi am si làmb te doxalul làmb da koy delloo ginnaaw loolu lañ ne nañ ko bàyyi ñu xool comment on va faire pour def benn meilleure idée ñu développé ndoo làmb